ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. bi yenn borom xam-xam yaa ngi wax déjà gouvernement d'union nationale ñun de sama bopp laa mën a waxal ak ñi ma àndal bokkuñu jegewuñu benn xeetu gouvernement bu Macky Sall parce que dañ koo nawloo wut ba war a mën a ànd ak moom ci gouvernement parce que koo dem ba ne def na haute trahison mënatoo wala ci ànd ak moom ci ay gouvernement léegi nag mu des waaye nag teewul loolu tekkiwul nag ni dañoo firi Macky Sall rek di ko seetaan nañ koy encadrer mooy dañuy exiger imposer benn agenda à partir d'aujourd'hui parce que loolu la peuple bi bëgg te peuple bi mooy imposer le rapport de force kenn ci ñun mënul imposer rapport de force isolément ñun ñëpp suñu dajaloon suñu parti mënuñu ko peuple bi moo mën a exiger imposer rapport de force boobu nag bokk na ci benn lu ñuy exiger la du lu ñu ñaan Macky Sall de amul layam yi lu ñu exiger Macky Sall la bu ci njëkk mooy ñii nga xam ne seen bakkan rot na ci mbir mi te muy responsabilité moom Macky Sall nañu jox ndàmpaay seen waa famille mënul tax ñu rattraper li ñu ñàkk waaye loolu le minimum la ñu bañ a gore di ba mel ni moom ndax moom bi nit ñi xeexee 2011 ba ay bakkan rot ci bi mu toogee ci nguur gi da leen a fàtte ñenn ñi sax commencé ñaxtu ñu tëj leen kaso ñii nga xam ne seen bakkan rot na ci exigence Macky Sall ak état du Sénégal dañu war a jox ndàmpaay seeni famille ñaareel bi mooy ñi ci gaañu dañ leen war a jox indemnité civile et militaire nag laa wax dañ leen war a jox ay indemnité jàppale leen ñu mën a faju ci ni mu gën a rafetee ñaareel bi du lu ñuy ñaan Macky Sall tamit mooy prisonnier politique yi mu jàpp na leen libérer immédiatement et sans condition te nag premier point bi ma njëkk a wax gannaaw bu ñu nee réparation ñu ngi exiger ñu ubbi une enquête indépendante parce qu'il faut ñu xam kan moo tiré ak kan moo rey ay affaire Balla Gaye jaar na fi leneen ba léegi kenn xamul lu xew ak kan la loolu tax nit ñi di am fit defaat enquête indépendante ñuy wax nag ni ñu ngi déposer une plainte auprès de la Cour pénale internationale parce que lii c'est des crimes contre l'humanité te ci nguuru Macky Sall la xewee fii Sénégal ñetteel bi mooy bis ni ki tey dootuñu nangu Macky Sall di persécuter les opposants ak les honnêtes citoyens di leen espionner di leen mettre sur écoute la terreur va changer de camp dootuñu ko nangul Macky Sall yooyu il faut mu jeex tey démb dégg ngeen gendarme bu démissionné parce que def na liggéeyam ni mu ko war a defee ñu envoyé ko ay police ñu koy espionner suba ak ngoon Macky Sall moom lan la ñu teg wala moom mooy Sénégal loolu dina dakk bis ni ki tey ñaareel bi mooy ñi nga xam ne ay milices la yu mu jël moom ay sambabo yi ñu jël jox leen xaalis ñu yor ay jaasi ak ay fital di fit nit ñi exigence nañ leen a identifier jàpp leen livrer leen à la justice ñu àtte leen ñoom ak ñi leen yónni nag
ñoom ak seen commanditaire. juróomeel bi mooy Macky Sall bëgg na ko bañ na ko dina créer les conditions pour ñu mën a dem ci ay élections nu mu gën a leeree. ay wuruj fichier électoral jeex na ci Sénégal yor say carte d'identité ne du ma ko jox ndaw ñi parce que ànduñu ak man jeex na ci Sénégal Macky Sall dina créer les conditions yu ñu mën a demee ci élection yoo xam ne ñépp lay tolloole ku peuple bi tànn ñu ne kii la. juróom-benneel bi mooy ci ni mu gën a gaawee il faut ñu organiser élection yi ci élection locale sénégalais yi tànn seeni maire parce que maire yoo xam ne seen mandat léegi mu def 10 ans kenn mënatu koo nangu. dina organiser élection législative en 2022 sénégalais yi tànn seen député jox seen bopp assemblée bi ñu bëgg waaye dina organiser 2024 élection présidentielle ci ni mu gën a rafetee. lii lenn rek moo mën a doon exception mooy mu dem ba xam ni moom dirigeetul Sénégal amatul légitime Sénégal mu ne démissionné naa ñu def élection anticipée waaye duñ ko may benn report mu toog naan maay buum maay bumi maay seet kañ laa koy def ak nu ma koy defee kooku moom jeex na Sénégal. juróom-ñaareel bi mooy na delloo ñi mu xañ seen droit civique benn ci Khalifa Ababacar Sall bi ñaar ci Karim Wade parce que loo xam ne yëkkati nga ko dem ba juridiction internationale ñu ne la jaarul yoon nga ne damay jaay doole kooku du nekk candidat ci réew mi loolu suñ ko seetaanee ëllëg ci man la ñëw gannaaw suba ci keneen lay dem dootu fi nangu élection lu dul ko ku fi war a nekk candidat nga war a nekk candidat Sénégalais yi seet ku leen doy ñu tànn ko waaye Macky Sall mooy tànn kuy candidat ku dul candidat loolu jeex na Sénégal. juróom-ñeenteel bi wala juróom-ñetteel bi mooy moom Macky Sall na taxaw jàkkaarloog sénégalais yépp amul mon bon vouloir wala ni oui ni non fii non rek moo fi am na jàkkaarloog sénégalais yépp ne troisième sax dootuma ko tudd wax ma la mandat amu ci droit te peuple bi nee na amu ci droit peuple bi nee na deuxième mandat sax doyal nañu waaye nekk républicain moo tax dinañ ko bàyyi mu yeggali kon bu mu fi taxawati naan ay nii oui nii non ak yu demee jeex na 2024 Macky Sall n'est pas candidat au Sénégal bu amee beneen république bu mu am nag mën na fa dem nekk candidat lii lépp nag dafa am lu mu àndal dafa am lu mu ànd ak mooy li may ñaan le peuple particulièrement les jeunes bu mobilisation bi wàññeeku mukk nag tey lañu war a gën a mobiliser wu chacun et chacune kenn ku ne ci ñun am na sañ-sañu jëfandikoo àqam bi nga xam ne constitution moo ko may ni man du ma nangu ku ma noot loolu ngeen def tey jii loolu ngeen def fan yi yëpp weesu nañu continuer mobilisation boobu waaye na doon mobilisation pacifique parce que dafa am lu Macky Sall foqati woon ci ñun mooy kenn amatul woon sañ-sañu def rassemblement wala nga def marche tey won nañ ko ni ci par force dinañ ko def parce que constitution moo ñu ko may te keroog bi ñu koy may dafa ne déclaration ngay def amul autorisation déclaration la balaa may dee ñu ne marche non autorisée France mun a bàyyi nit ñi ñu manifester Canada mun koo bàyyi keneen ak keneen Turquie yow fi nga dëkk Sénégal ñu ne la doo fi manifester parce que son excellence Macky deuxième nee na kenn du fi manifester loolu jeex na ci Sénégal may proposer ñu continuer manifestation yi jël benn fan wala ñaar ci semaine bi 1 million de Sénégalais nañu génn yor seen drapeau national xool fu ñuy dem fu ñu koy defee dem taxaw fa exiger que lii ma wax 9 mesures yi ak yeneen yoo xam ne après concertation dina ci yokku Macky Sall da koy respecté wala dootul am jàmm ci réew mi su amee kuy tiit désormais Macky Sall lay doon waaye dootul doon ñu loolu jeex na ci réew mi may wax nag gannaaw bi ma waxee li jëm ci Macky Sall may lancer un appel ñun ñii ñëpp nag di acteurs politiques askan wi mérité na des acteurs politiques qui soient à leur hauteur ñun ñëpp amatuñu droit yenn yi nañu sargal askan wi
nañu delloo politique sa noblesse nañu jël engagement ñun ñëpp waat ko ni peuple bi rek moo ñu ñor kenn new fi di politique pour xaalis booy am ku bëgg ay milliards uti ko feneen waaye politique servir ton peuple la yaa ciy sonn dépenser ci ñàkk ci ba dee waaye waroo ku foog ni ci milliards ci politique ngay amee milliards ndax nga sa bopp loolu dafa war a dakk Sénégal mën nañu am ay projets yu wuute mën nañu am gis-gis yu wuute waaye ñun ñëpp nañu bokk bëgg réew mi nañu bëgg réew mi jaay intérêt réew mi li Macky Sall def daf fi war a dakk suñu ressource naturelle nga jaay suñu marché public nga jaay lu la neex nga def loolu jeex na ci Sénégal kon dama bëgg ñu nit peuple bi waruñoo gën a gore man Ousmane Sonko je ne mérite pas ce peuple là je ne le mérite pas gisuma lan laa def ba peuple bi war a daj lii mu daj ci ñun kon ñu nit nañu jël engagement solennel ni bis ni ki tey un nouveau départ la ñu jël parce que réew mi yomb naa defar de te peuple bi amatul droit un troisième ou un quatrième départ bii pas ça doit être le bon départ su dee nag dañuy ŋàññi ñi fi ne ba jëlee leen fi ñëw def la ñu defoon wala lu ko yées defe naa bu au bout du compte peuple bi mooy mujj génn ci ñun ñëpp kon loolu ci lu jëm ci ñun la nga la waay nañ ci góorgóorlu ma yokk ci benn poñ la ma ciy waxtaan bëri na trop waaye dafa fekk li tubaab di wax machiavélisme ñu bëgg a utiliser yenn yi à des fins strictement politiques may sànni ay kàddu jëmale ko ci Casamance une dernière fois samay mbokk lay waxal wala lenn ci samay mbokk ndax yàlla may na ma bokk fépp ak lu nit mënoon jàpp ba tax nga jël ngàndaay dugg ci àll bi jàpp ni dañ laa xeeb jàpp ni dañ laa boolewul jàpp ni citoyen de seconde zone nga boo xoolee li xew tey ci Sénégal di nga xam ni loolu amut ndax gannaaw bu ma doonee doomu Sénégal doomu Casamance la waaye ñii ñëpp jóg taxaw muy Touba muy Ndar muy Fuuta muy Bakel muy kenn Cees ak feneen jóg taxaw seetuñu kii fu mu bokk dañu ne dëgg jot na nañu xeex dëgg kon li ma leen di ñaan mooy ci 6 mois yii juróom benni weer yii li ma ñaan samay mbokk ci Casamance ku ci yoroon gànnaay na nga ko teg génn ci àll bi ku ci yoroon gànnaay na nga ko teg sans condition génn ñu bokk ndey bokk bàyyi parce que ñun ñëpp sénégalais lañ ñun ñëpp africain lañu gannaaw ga ngeen ànd ak suñu armée fépp fu nit miin nekkoon ngeen wane carte yi ñu génne mine yi génne ndël yi sauver population yi bu ñu nangooti ñu ne dañ koy régler par la voie militaire parce que kii tiire ak ki muy tiire ñoom ñëpp doomu Sénégal lañu ñun ñëpp benn lañu kon loolu muy appel boo xam ne maa ngi koy lancé parce que lu ma ñor a ñor la te boo seetee li xew Sénégal tey li nga xam ni Sénégal yëpp wane na ñun ñëpp benn bopp lañu kon lii lañu bëggoon sànni ci kàddu yu gàtt di wax tamit ni ci li jëm ci mbir mi nee nañu contrôle judiciaire la man nag acteur politique la sama indépendance politique kenn duma ko xañ loolu moom mayu ma ko kenn ñaareel bi ñun musuñoo daw justice combat de principe mooy li suñuy àq ak li yoon wax ni lii la nañ ko jaarale foofu ba tey jaarewuñ ko foofu te dinañ ko continuer xeex ndax suñuy avocat ñi ngi def recours yi waaye bëgg nañu ci ni ma gën a gaawee ñu dem ci procès ba ni mu gën a gaawee bu boobaa yooxu dina jib fuñ ko foogewuloon may remercier it ci présence su daam yi parce que tudduma góor ñi waaye bés bi bésu jigéen ñi la madame le ministre Aminata Lo Dieng di ko remercier bu baax ci présence am ak ci taxawaayam ci combat bi ndax ci bi mbir mi commencé rek la daw si kër ga. Donc je vais récapituler plus brièvement en français.
ku ne xam na ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax